C'est Madame Néné Jupiter Ndiaye Kidjera. Je suis la coordonnatrice de la cellule de communication du COUD. Madame Kidjera, ndax mën nga ñëwaat tuuti ci incident bi amoon fii au sein de l'université Cheikh Anta Diop. waaw démb ci guddi bërki démb ci guddi parce que c'était dans la nuit du lundi donc du dimanche à lundi ay 4h du matin ay 4h30 du matin si lañ ñu xamal ni que ni restaurant central bu nekk ci suuf pavillon A dafa am tàkk-tàkk yu fa am léegi biñ ko jotee rek dañoo daal woo ñi nga xamante ni ñoo di suñuy njiit waaye it woo police bi woo sapeur pompier biñ lay wooyee ñoom tamit automatiquement dañoo ñëw sur place bi ñu ñëwee li ñu njëkk def mooy sécuriser alimentation système d'alimentation bi pour que comme mbirum gaz la mu bañ a répondre waaye it fexe nañu ba nga xamante ni ba 5h tegalee ñeent fukki simili ak benn maanaam 5h41 si lañ stabiliser li nga xamante ni moo di lakk-lakk boobu. lakk-lakk boobu tamit amul ay yàq-yàq yu bëri maanaam amul benn doomu aadama bu ci am gaañu-gaañu lu mu gën a ndaw amul yàqu-yàqu bi jëm ci wàllu jumtukaay gi ñuy jëfandikoo muy maanaam ñaari marmite yoo xamante ni dañ ko doon jëfandikoo ngir toggal ci étudiants yi ñaari marmite yooyu ñoo yàqu ak karo bi ci suuf foofu tamit dafa am yàqu-yàqu yi ci am waaye loolu terewul ba tey daal dinañu ubbi ab l'enquête ngir mën a xam li nga xamante ni moo waral lakk-lakk boobu kon police mi ngi ci kaw sapeur pompier yi tamit bu ñëwee dimbale nañu ba nga xamante ni mbir mi daal dinay arrêté loolu tamit bi mu amee def nañu li nga xamante ni mooy service technique yi maanaam kii di njiital université njiital COUD di Abdoulaye Seydou Sow dafa joxe ay instructions ngir ñi nga xam ne ñoo yor pàcc boobu département restauration universitaire ak département service technique ak ki nga xam ni moo yor restaurant boobu di repreneur bi depuis démb ci suba ñi ngi defaraat yàqu-yàqu yi am ci resto argentin ngir nag fileek démb la woon démb dañoo wax 72 heures kon tey 48 heures moo ci des donc fileek 48 heures restaurant bi dina mën a opérationnel. ndax lakk-lakk bu muy am daa fekk toggkat yi ci biir waañ bi. waaw parce que boobu dafa fekk ñi ngi doon waajal togg añ. xam nga heure boobu la ñuy togg añu étudiants yi ndax étudiants yi à partir de 11h30 xaw ma midi ñoom dañuy ñëw di añ si donc faw togg bi ñu teel ko togg ngir ñu mën a pare à temps donc fekk na fa toggkat yi ñu toog di ñuy préparer togg bi mais kenn si ñoom amu ci benn gaañu-gaañu lakk bu gën a ndaw amu ci donc fu mu toll nii moom sant nañ yàlla bu baax ci côté boobu. kon information bi nañ ko déggee ni restaurant bi lakk na am na panique am na lii. déedéet loolu yëpp amul ndax lakk-lakk bi ñaari marmite rek la xam nga loolu moom képp kuy jigéen di togg ci waañ mos na la dal loolu mbirum togg la képp kuy togg si waañ loolu mos na la dal te loolu it bi mu amee dañoo jël disposition yu leer maanaam xam nga foofu restaurant bi ci kaw am na étudiants yu fa logé am na ay chambre d'étudiants ñooñu dañ leen a évacuer ndax tamit ñun suñu liggéey mooy fexe ba nga xam ne étudiants yi nekk ci kaaraange nekk ci jàmm donc loolu lañ njëkk def évacuer étudiants yi foofu jël matuwaay bu wër ngir tàkk-tàkk bi mën a am fu mu yam te loolu yàlla suturaal nañu si jël nañu ñi nga xamante ne ñoo doon liggéey ci restaurant boobu yóbbu leen ci yeneen restaurant yi ngir ñu renforcer équipe bu nekk foofu jël nañu tamit li nga xamante ne moo di ay provision yóbbu ko ci yeneen restaurant yi ngir que benn rupture bañ a am étudiants yi mën a jël seeni repas nu mu waree te tamit ñi nga xamante ni ñoo di service yooyu yeneen restaurant yi ñu bañ a tëj ci waxtu bi ñu daan tëj ngir nag loolu dañ ko def ngir étudiants yi bañ a sentir benn rëq-rëq ci li nga xamante ni moo di lii am démb te nekk na loo xamante ni niñ ko ngandeelee wax ni que ni li kat en feu yooyu noonu yëpp damaa yaakaar ni ay wax la yoo xamante ni teguwul parce que démb ba ñuy def conférence de presse li ñuy wax dafa leer nañ dañu ni ay défaillance seetlu ñu ko fi amul benn défaillance technique bu am ci mbir mi benn doomu aadama gaañoo si li am comme yàqu-yàqu mooy ñaari marmite ñoo yàqu ak karo bu décapé te mbir mi bu mu amee dañoo journaliste yi bu ñu ñëwee am na ñi nga xamante ni kilifa gi ci boppam la ñuy waxal muy Abdoulaye Seydou Sow
ñeneen ñi nga xamante ñoo ñëw après waxtaan nañu ak ki nga xamante ni moo yor pàcc boobu di chef département restauration universitaire di Sidi Diouf te ñoom ñaar ñëpp li nga xamante ni moom laa wax ñoom loolu la ñu wax mbir mi am na waaye sant nañ yàlla ba nga xam ne yàlla def na ci sutura ba gaañu amu ci yàqu-yàqu yi tamit taxul bëre waaye it dinañ jël suñu matuwaay ngir li nga xamante ni moo di étudiants yi ñu mën a continuer di dem defi seen di restaurer wu ci yeneen restaurant yi normalement waaye fi nga xam ne moo yàqu dinañ fexe nuñ ko defaree ba fi léegi ñetti fan tout au plus restaurant bi dina commencer fonctionnel lii mooy li nga xamante ni moom loolu la ñuy wax te ba yàqu-yàqu bi amee ba lakk bi amee kii di préfet déplacé wu na ñëwal boppam te moom ak kilifa gi ba ñu ñëwee ils se sont même adressés à la presse en même temps donc pour wax ni que ni vraiment la recherche du scoop instant bi ça prime sur li nga xamante ni moo di information la vraie information tey ku toll ci dëkkaat bu sore ba dégg ni que ni université ngi tàkk nga am fi doom waaye loolu xam nga ni dafay jur li nga xamante ni moo di tiitaange ci li nga xamante ni moo di psychologie maanaam xelu wayjur yi nga xamante ni ñoom la seeni doom nekk fii moo tax tey jii journaliste bi dafa am un devoir moral journaliste bi dafa am rôle bu am solo bu mu war a jouer parce que journaliste bi tey jii mën na defar waaye mën na yàq mën na dalal xel waaye mën na jaxase nit donc lépp mi nga aajo ci traitement information bi ni nga koy defee doxalee te loolu dafa nekk lu am solo te loolu tamit xam naa ni tamit sama mbokk journaliste yi war nañ ci bàyyi xel bu baax ngir bu ñu ñëwee jël information bi ngir laay war a suuli ñuy joxe information boobu ni nga xamante ne noonu la amee bañ ci yokk bañ ci wàññi l'information juste et vraie loolu la ñuy wax. ndax mun nga dalal xel ni commencé nañ yeneen liggéey sew ci biir restaurant bi pour délai bi ñu doon wax ñu mën kaa respecté. liggéey bi tàmbali na bi mbir mi amee rek ba ñu constaté ba kilifa gi joxe instruction liggéey bi tàmbali nañ ko te incha allah délai bi ñu wax bu soobee yàlla délai boobu dinañ ko respecté loolu moo tax bind nañu communiqué mu dem ci wàll boobu ñii di étudiants yi jox nañ leen information bi ñoom jot nañu note d'information bi depuis démb lañ leen ko yónnee te fu mu toll nii xam naa ni bu soobee yàlla bu waxtu ba jotee restaurant boobu dina fonctionner la incha allah.